والصلاة والسلام على رسول الله نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليم. yéen sénégalais si maa leen di nuyu man la Serigne Konté Kër Massar di leen fàttaliku si jaar-jaar yu fi passé woon ak yeneen yoo xam ni musiba yi di fi nekk si réew mi comme accident yi di am xoolal autoroute ñaata nit ñoo fa dee. bala ñuy wax kenn koo xam ne woykat rek moo dee ñu jóg di wax amoon na vidéo yu ma defoon si yële passé woon. soo leen demee si kii Serigne Konté di ngeen gis si Serigne Konté di ngeen gis sama vidéo yu ma fa defoon wax si mbir jafe-jafe musiba yi gouvernement bu nekk fii mooy gouvernement Macky Sall bii moo baaxul si réew mi. balaa muy falu lu moti tuuti 15 personnes dee na yéen a gis si événement 2012 yi ñaata nit moo fa dee balaa muy falu. loolu dafa topp askan bi, baaxuñu si réew mi, baaxuñu si biir dëkk bi. ñaareel bi toog na fi 2012 2013 2014 2015 ah problème benn amut. 2016 5 ans mu doog a dem jël taalibe yi ne da leen di jàpp génne fii weeri koor. 2016 weeri koor mu jàpp taalibe yi yëpp, sëriñ taalibe yi ay laago yëpp mu tëj leen. musiba boobu nga xam ne moom la def loo xam ne yàlla moo wàccee musiba bi si ko moo tax ngeen di gis. depuis loolu waxoon naa ko si vidéo yi, waajoo ji newoon si station bi di xooloo ak taximan bi mu génnee gon bi dóor rey taximan bi dóor ko bal. si la affaire yi commencé parce que dafa laal taalibe yi, warut a laal taalibe yi. maa ngi dégg temps yi ñu naan dañuy retirer taalibe la enfants. képp kuy retirer taalibe si kii si Sénégal yaa ngi si musiba, yaa ngi si erreur bu rëy. da ngeen di xool Laay Wàdd bu mu laalee taalibe seggee ne 2007 laal ko mu voté bu ñu ko voté ba pare, xoolal bu mu paree fan la mujj. fi la commencé gars yi commencé ko yàbbi lépp lu mu teg gars yi teg fale, te pourtant dañ ko nawoon. yow miy laal taalibe yi musiba boobu ak de 1 de 2 kilifa diine yi joxul leen cër. fii la taxaw wax baat bu ñaaw si kilifa diine yi, teggil leen, jox leen ñàkk teggin, yemloo leen ak ñeneen ñi. te yàlla moo ne inna lazina utul ilma darajaati faddala baadum ala baadi fii ilmi. mu ne dafa génneel ñi génneel leen si xam-xam. yow soo leen mënentoo ñu ne seen institution sénégalais yi dafa jël ne président jox ko cër bu rëy, jox ko benn dayo. yow nit yàlla yi yàlla nee na dafa leen joxee dayo nga ne yow kese yaay am dayo, ñeneen ñi ñàkkaloo leen fayda. musiba boobu wàcce si moom moo nekk si dina wàcce si nit yi. faalewul kilifa diine yi, faalewul kilifa aada yi, faalewul kilifa jàngu yi, faalewul kenn, lu ko neex def. musiba boobu nag su wàccee si réew lii ngay gis askan yi ñoo koy gàddu balaa mu yegg si ñoom. temps yële da ngay gis ñu naan chauffeur yi dañuy réew, dañuy xamadi, ñooy rey nit yi ak yeneen. mais pourtant hélico bi bu daanoo woon fale waxoo leen de chauffeur yi ñoo ñàkk teggin. hélico la police bi reyoon ki si àll bi fiir doomu jàmbur bi mu dee, auto police boobu waxoo leen askan bi chauffeur yi de. lu tax pourtant chauffeur moo ko dawal. police bi rey waa ji kii bi nan lañ ko si Gibraltar bi fii Medina bi guddi, ana auto police di bàyyi yoon bay ñëw di mbëkk ay escorteur ñu dee. pourquoi waxoo leen chauffeur yi? parce que loolu intéressé wul leen, loolu seen tuuxi dooni la ah. kii dee si oto bi woykat boobu lu tax waxoo leen chauffeur yi? parce que loolu da ngeen xam ne lu leen arrangé la, loolu bu leen laal. ngeen jàpp taalibe yi laal ko. musiba boobu moo wàcce si njiiti réew bi ngeen di gis fii. loolu laa mun a am tant que kii moo ngi toog si Sénégal fii, musiba yi day law, nit yi di dee tooxi doon yi di am, ay musiba di am, ay rey nañ xale, rey nañ ay nit, enlevé nañ nit fii, jàpp nañ fi. daawoon na am mais ba ay liir di gaañ ay liir, di rey ay xale yu ndaw. lii dafa doy waar parce que ñu jiite gouvernement bi moo baaxul ci askan bi ah, baaxul ci askan bi. musiba bu ñu laaloon taalibe yi nag, musiba waxoon naa ko ci vidéo, musiba moo wàcce ci ñoom te dañuy alko.
dañuy alku gouvernement bi fi ne nii buy falu 2012 ba tey nii tey may wax ni 14 mai 2018 gouvernement bi fi toog si musiba ba rek lañ ñu jëmal tant que ñi jëlewul leen fii si musiba la ñuy toog. ñaareel bi moo wax tamit si loo xam ne waxoon naa ko si loi parrainage boobu noonu baaxut si askan bi baaxul tëj na Karim Wade tëj Khalifa Sall parce que lu tax bëgg nañ nekk ay bëgg nañ ko wutu bëgg nañ dem ambition am présidentielle. ana Mamadou Dieye bii ne moom capitaine la bëgg na nekk dugg si politique rek pour ambition présidentielle ñu ne ko rab tëj. même militaire boo amee droit de réserve moom wax ne 2015 la bindi demande de démissionnement 2015 ça fait 2015 2016 2017 2018 ça fait 3 ans comme bu waree toog loolu ça fait 3 ans dugal na démissionné te libre na mais su ne jógal na démissionné na bàyyi leen mu démissionné bu ñëwee di ut récépissé parti am ngeen ne ko mënoo fi am parce que temps d'année nga mun a toog su buggee wax ci affaire politique suñ ko invité bu demee bi wax ngeen woote ci rajo ne ko ah yow de officier si réserve da nga war a noppi nga ne ko ah kon de yaa ngi wax ci rajo waroo wax nga jël woo responsable rajo bi nga ne ko kii ngay alerté sous réserve la warut wax couper leen émission laa nit yi dinañ xam boobaa nga woo ko convoqué ko ñu xam nga bañ ko xoqata bañ a jàppate nga ñëw ne ko bàyyi bu wax boo ngay annoncé comme am nga ay porte parole état de gouvernement toog ne diw moo ngi wax parce que dafa am sous de réserve warul wax ci lii parce que tant de année bu ko defee la war a wax lii Cheikhna Keita su leen a fi ay mbóot ngeen jàpp dax Ousmane Sonko wax na fi wàllu weer doo leen fay l'impôt ngeen jàpp dax képp koo xam ne wax na si tooxi doon yi ngeen nekk yëpp ngeen jàpp tëj affaire pétrole bi seen premier ministre yi bu Sonko wax lu mu wax dëgg la il passe tout le temps à faire di mbalax la moo toogoon fi ne képp ku waxati si affaire pétrole bi dañuy yoon dina teg si yow si sa kaw jiiti réew bi waxul fi ne ku pétrole bi ku si xamul dara waru wax mais pourquoi ngeen demaat ba tey xam ne am ngeen problème mais boo leen defoon Thierno Alassane Sall lu mu bañoon du ma signé lu leeru tey doo leen toog fi naan kaa leen ñu waxtaan bi ñetti affaire moo si ne première bi lu ñu signé baaxul amul fenn fu ñu koy dàngalee te Franck Timis bu ngi wax ni perte plainte na comme France te États-Unis ñoo ngi saytu mbir bi parce que am ñoom ñoo ngi gérer pétrole yi ñoo ngi saytu mbir yi loolu tax ñu ragal parce que lu tax mooy première bi ñaareel bi mooy haute trahison parce que boo signé loo xam ne leerul te ku ko waroon signé kii démissionné na premier ministre signé ko ñu prégamal nga xam ne ñooñu waru ko woon signé ministre bu ko yore moo ko waroon signé nga mu tekki ndonkam kenn waru ko woon tiire kon signé leen lu leeru kon haute trahison la mooy ñaareel bi ñetteel bi mooy ko bu ñu wàccee te loolu yépp amul ci conseil si waxtaan ñu ci defaraat ko suñu wàccee ku nekk mun na dem kër yi dénoncer affaire bi wala nga dem haute cour de justice haute trahison déposer ko fa haute cour de trahison su wàccee suba mun nañ ko attaquer rakk ji noonu wala attaquer ko léegi nag suñu la woowee ne parti politique yi kaay leen ñu waxtaan bu ñëwee waxtaan nag suñu waxtaan ndax nit yi dem voter beneen loi bu bokkut ak loolu suba bu ñu jógee day na ak consensus on a voté consensus on a tout voté on a adopté comme ça suba kenn du ko mën a topp parce que dañuy naan loi Sénégal du la mën a topp boo defoo mandat d'arrêt sax kenn du ko génne Sénégal parce que dañuy naan loi yi avocat yi dañu ñëw taxaw ni loi bi amoo droit génne ko boobaa da ngay appliquer loi loolu lañ bëgg a woote pour nax ni comme nu ñu defoon ci référendum yi nax ni ku tax ku ñu voté ci fekk dañuy suul nit lu leen seen mandat bi moo leen kii ak ATC bu ñu voté pour mun ko jàllale dagana ana yeneen loi yi ñu ne parrainage pourquoi lu ñu naan dañuy créer opposition chef de opposition pourquoi bu ñu paree rek ci loolu defuñu ko chef de opposition boobu moo waroon woote ne dañu war a rationaliser parti yi xool nuñ koy wàññee moom kese moo ko waroon wax président sax waru si woon dugal boobaa day dagal parce que day naan chef de opposition moo woote ne nañ xoolaat parti yi seetaat wàññi ne lii lañ war a def nii lañ ko war a ba ñu trouver accord bu demee assemblée boobaa yow soo ñëwee ne parrainage chef de opposition moo ko woote kenn du la ngañ parce que day naan kon chef de opposition bi waxtaan ak nit yi ñoo ko fa dugal dafa am loo xam foo war a jaar te article bi Cour constitutionnelle dafa ne moom incompétent na waru si wax
ah forum civil justiciable Abdou Mbodj lu mu wax Bakar Mbodj lu mu wax dëgg la suba mun na dem ba toogaat ñu demaan assemblée yokkaat mandat wala changer